mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi tolluwaayu Covid 19 ci Sénégal ci xayma bi waa Kër Docteur def ci alxamisu tey ji téeméeri doomi aadama ak fanweer ak juróom ya ñu doon testé bokk na ci ñaar fukk ak benn ñoo ci am coronavirus waaye nag ci ñooñee am na ñaari cas communautaire ya cay am daa ngeen ci dégg leeral yeeg waa Kër Docteur ci xibaar yi tiitange gane si na askan wa yeewoo ca Touba ñaareelu cas communautaire gañ fa jot a nemmeeku tey ji ci alxamis gi ab vigile la goo xamante ne ma nga woon ca marché Ocass kooke waa Kër Docteur te nañ ko ci jamono ji njabootam ber nañ leen ngir xool ndax am nañu coronavirus am déet bu dee ca Matam nag askan wa am nañ jafe-jafe lool rawatina mool yafane jën jafe loon ndax ci waxtu gi ñu toll géej gi demeetu ni dex gañu doon yaakaar di fa daan seen doole mënatuñ fa dem ci waxtu yañ ko doon amalee saay su ne ndax couvre-feu beeg état d'urgence bi Sénégal yëkkati boobu ba léegi ngir xeex Covid 19 daañu dem ca Matam fekk fa suñu naataango Amadou Issa Kane ñaareelu xaaju xibaar yi li ci yéene kay lay doon mbokk yi bu nees ki see ma dikk ak yéen ci yàttalum xibaar yi. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek Covid 19 di coronavirus tolluwaay gi ci bëccëgu alxamisu tey ji lu toll ci ñeenti téeméeri doomi aadama ak fanweer ak juróom ñañ ci doon testé ñaar fukk ak benn ya ñoo ci am coronavirus ci ñooñee am na ci ñaari cas communautaire ñoo xamante ne am nañu corona te xamuñu fuñ ko jëlee diñ ci teewlu leeral yeeg docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci leeral. fan ak juróom benn ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na lim bi ma leen di bëgg a jottali si ñeenti téeméer ak fanweeri juróom test yi nga xamante ne def nañu ko ñaar fukk ak benn dellu si nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom-ñeent cas ñoom mooy ñi nga xamante ne mooy cas contact moom la ñuy saytu si suñu bërëbu fajukaay yi ñaar ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom la ñuy wax transmission communautaire maanaam kenn xamul kan moo leen wàll doomu jàngoro ji ci ñi nga xamante ne ñu ngi feebaroon tëdd ci bërëbu fajukaay yi ñeent ci ñooñu saytu nañ seen wér-gu-yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñoom wër nañ te génn nañu ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbu fajukaay yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bi feebar bii di mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee Sénégal ba léegi ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay nit gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci ñoom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wër nañu te génn nañu ñaar ci ñoom génn nañu àddina am na ci benn boo xamante ne dañ koo delloo ci dëkk ba mu dëkk ci loolu ñu ngi dese fii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ñu ngi leen di faj ba léegi si bërëbu fajukaay yi. mangoog mu doonoon leeral yi tukkee ci waa Kër Docteur leneen ci xibaar ca Touba am na ñaareelu cas communautaire ga fa am waanam koo xamante ne am na coronavirus te xamul fu mu ko jëlee kooke ab vigile la gu ne woon ca marché Ocass ba ne ca Touba waa Kër Docteur ñu ngi koy saytu ci jamono ji bu dee njabootam nag ña ngi leen ber ña nga quarantaine ngir xool fuñ ci toll ci googule feebar dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr. ñaareelu cas communautaire bu ñu nemmeeku ci dëkk bu sell bii di Touba gannaaw commerçant bi bii yoon nag ab vigile la buy liggéeyee ci marché Ocass bu Touba xibaar yi ñu jot a jot nag wax nañu ne moom waa ji guddik talaata jàpp àllarba dafa yëgoon dara ci yaramam gannaaw ba mu génnee doon wutali bërëbu fajukaay ci la dajeek takk der yi bi mu leen waxee li muy yëg ci yaramam ci la ñu ko yóbbu ci centre de santé bu Daaru Marnaan naka noonu nag ci la ko waa Kër Docteur defal ay test ci bëccëgu alxames ji nag ci la ñu yëg ne moom vigile bi dafa am feebar bi ñu dippee Covid 19 yeneen information wane ne moom mii natt bi dal ci kawam ci benn centre commercial bu nekkee ci marché Ocass lay gardé wax nañu it ne bu fa jógee doon na dem ci beneen immeuble di fa wattu kaaraange gi jamono yi nag kilifa yi ngànk paj mi ñu ngi ko entré ci centre de santé bu Daaru Marnaan foofu nag fan yi yëpp
gis nañu ne benn malade nekkatu fa woon demoon na sax ba kilifa yi ngànk paj mi mujjee jël dogal ne dañu koy désinfecté moom vigile bi am feebar bi ñu dippee Covid-19 kilifa yi ber nañ kër gi mu dëkkee woon ak ñeneen di ab étage bu nekkee ci biir Touba. ñaareelu cas communautaire bi delsi ci jamono yoo xam ne dañoo seetlu ne askan wi ñu ci bari ci ñoom mel ni dañoo wan ginnaaw digley kër docteur yi di toppatoo ndimbal li nga xam ne nguuru Sénégal war na ko fee indi ak li maire bi tàmbalee séddale ci biir dëkk bii di Touba. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Makhtar Sarr bu dee ca diwaanu Louga amatul beneen kàggu bees goo xamante ne jot nañ ko fa nemmeeku ci Louga googee ndax juróom benn fukki doomi aadama ak juróom benn yañ fa doon saytu ñoom ñëpp négatif kenn ci ñoom amul coronavirus mun nañu xayma ne Louga lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak juróom ñett yaa ko fa amoon ba léegi ñoo ko fa am te tax na tamit waa Kër Docteur samp fa ab bërëb boo xamante ne daañ fa mun a saytu ña am coronavirus wala bëgg ñu xool leen ndax am nañ comme déet bërëb googee nag yemb na ca Louga matuwaay ya ca war daanaka ma nga ca jumtukaay lépp sotti na bu ñu sukkandikoo ci docteur Modou Guèye Diouf di directeur bu hôpital ba àdduna ci micro Omar Kayre. li ñu waroon jël ci matukaay yëpp pour tàmbali prise en charge cas positif yi fii si Louga bi ngeen ko visé gis ngeen ne matukaay yëpp jël nañu ko évidemment avec l'autorité du gouverneur ak médecin chef de région ñoom ñëpp ñoo xam ne ñoo ŋànk comité régional bi toutes les dispositions daal jël nañu ko équipe yi personnel yi fii liggéey tàggat nañ leen ba noppi démb sax première équipe bi fanaan démb la fanaan donc système de roulement pour garde la tey jii équipe de jour bi mu ngi fi donc tey bu cas positif amee buñ ko indee fii mën nañ ko jël en charge. matériel bi jàppandi na parce que am na ci loo xam ni pharmacie régionale d'approvisionnement indi na ko am na ci loo xam ni hôpital fàggul na ko boppam. kaaraange personnel yi liggéeykat yi loolu mat na. malade yi itam buñ ñëwee fañ leen di dugal ku ci nekk sa néegu bopp ngay nekk ñaari salle à 3 moo ci am tey salle yëpp en tout cas la ca war ci wàccaay yëpp def nañ ko ci. bërëb bi bu ngeen xoolee ni mu bindoo dafa nekk ci peggu service bi maanaam nekk jaxasoowul ak yeneen salle yi loolu moo tax ñu tànn ko d'ailleurs parce que dafa war a sore yeneen malade yi loolu am na waaye yemuñ foofu dañ ko tëj bu ngeen xoolee dañu cloisonné complètement nga xam ni boo nekkee ci biti doo xam sax li xew ci biir loolu mooy matukaay yi ñu jël pour isoler service bi protéger ñi nekk ci biir waaye protéger ñi nekk ci biti. leneen ci xibaar bokk na ci cas suspect yoo xamante ne jot nañ ko nemmeeku ca diwaanu Kédougou ñetti commerçant yoo xamante ne ña nga fekk baax ca Nigéria ba tax na ñu teg leen loxo ca Salémata ngir saytu seen wér-gu-yaram bu ñu sukkandikoo ci waa Kër Docteur yanee ca gox ba dañ ci teewlu Jibril Diène ay kàddoom lañ ci teewlu ci micro Soli Brahma Dabo. démb daal dañoo toog benn moment après ñu ma ooma ni ma si benn maison dañ fa am ñetti étranger yu fa ñëw. ñu déplacé ko avec l'équipe parce qu'on a am nañ benn équipe boo xam ne moom la district bi yore au cas où ñu woo ñu rek si département bi on se déplace ban déplacé woo ñëw interroger un peu vu seen contexte bi nekk aussi ak dëkk bi nu mu mel ñu xool gis ni ñoom ñaar si ñett ñi am nañu ay fièvre répondre tamit cas yi ñu définir cas suspect ñun ñu jël benn kii daal leen mettre en quarantaine da def prélèvement nag pour yóbbu ko mu dem Institut Pasteur pour mën a xam fu ñuy mujjee daal ak cas bi. benn site Ebola yi ñu fi nekkoon la si ñaari frontière la Obadji fii comme bi ngeen ko gisee ak Nepen comme lu ñu gisee si yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole foofu pour ni am nañ jumtuyaay yëpp dina xaw a jafe mais li nga xam ni soxla nañ ko pour nga xam ne niveau bi nekk nii pour mën leen a jël en charge. am nañ ko fi si biir fii yi nga xam ni en attendant su fekkee dem nañ ba nga xam ne xaw nañoo ëpp loxo du ma ne ëpp na loxo sax ndax lépp lu ñuy gis rek dafa am ñoo xam ne ñoo nekk si kaw benn direction de la ministère de la santé et de l'action sociale li ñuy def rek ñoom dañ koy wax ak ñoom su fekkee cas yoo nga xam ne même suñu amoon benn cas confirmé boo xam ne mënuñu koo jël da ngay gis comme yeneen pays yeneen régions yi dañuy waxtaan ak ñoom ñoo ñuy jox fu ñu leen yóbbu exactement mais fii ñun fiy jël mooy ñan ñi nga xam ne cas contact yi cas suspect mettre leen en quarantaine suivre leen comme ni ñu ko waxee su fekkee confirmé nañu discuter ak ñi ni def sagam dañ koy téye fii ñoom ñu renforcer ñu su fekkee dañoo wax ñu yóbbu leen comme suñu bàyyi leen tam ñu yóbbu leen nga xam ne fa leen mën a jël en charge.
ca Kédougou googee la ñu desandi ndax takk der ya jot nañ fa teg loxo lu toll ci juróom benn doomi aadama ci ñooñe bokk na ci ay sénégalais ak ay doomu Guinée doon dem ca Guinée waaye nag ca frontière ba lañ leen mujjee teg loxo ngir saytu ndax wér na ñoom déet jébal nañ leen waa kër docteur dañ ci teewlu leeral yeeg Soli Burama Dabo. mu doon poste de passage officiel wala déet tey amul benn poste bu ñu dul contrôlé bu kaddu nag bu comité régional de gestion des crises tax na le gouverneur de région bi di président bi comité bi nag sol dàllam gannaaw Fongoli mi dem na fale ca Salémata maanaam jàpp ubaa ji dem benn pen jaaxa romb lumbi fekk fa nag ay forces de défense et de sécurité ñu tey ay doomu sénégalais ak it ay guinéen ñu nar a jàll. démb vers les environs de 12 heures midi am na ñu joto jàpp donc ñoo xamante ni Kédougou lañ jóge woon doon dem Guinée jàpp nañu juróom benn nit juróomi góor ak kenn ku jigéen donc ci côté matériel bi jàpp nañ benn camion jàpp nañu aussi benn moto marchandise bi jàpp nañu 40 sacs de maïs mboq jàpp nañu aussi une tonne de riz ceeb bu 25 kilogrammes jàpp nañu aussi 15 sacs yoo xamante ni riz de 50 kilogrammes la jàpp nañu ñeent tonnes ciment jàpp nañu aussi ñeent sacs de 25 kilogrammes boo xamante ni xorom la donc bañ leen jàppee woote nañ ci kaw rendre compte suñu supérieur ñu wax ñu nañ leen téye. ginnaaw moom gouverneur moom leen tegee bët ba noppi nee na daal yoon la dong amul benn masla. am na yoon boo xam ne mooy yoon bu normal bi fa la ñëpp war a jaar bu ñu ko tëjee lu tax ay nit di jaar fii xam nga kon la ñuy def teguwul ci yoon te xamul ñu fi jaar nan la nu mel ak lu nu àndal moo tax heureusement bi nga xam ne armée ñëw na doon fi jaar ba jàpp leen parce que bu leen jàppal woon ñu dem dañuy wax keneen ne ko fële yoon la ñëpp commencé di jaar fii te loolu warul mën a continuer te bu loolu weesoo dañoo nekkul ci yoon par rapport ak douane bi nga xam ne mooy douanu Sénégal di génne ay marchandises yoo xamante ni ñun dañu koy soxla bu yàggee day dem ba ñàkk ci dëkk bi ñu soxla ko dootuñu ko gis li ñu bëgg nag mooy li yoon wax ci ñoom danañ ko def te duñ ci am benn maslaha. bu jësu nag gis ay chef de village ak it ay élus locaux yi lu mu leen wax moo di ne daal na ñëpp jóg taxaw ngir ñu mun aar askan bi ci feebar bu métti bi. nanu jàppalante ba lii jóge fi amul sama mbokk bu nekk fële la sama doomu nijaay dañ ne tant que feebar bi demul ku ne toogal fa nga ne ku ne toogal sa kër amul takk amul ceet amul ngénte. De retour de Salémata, Soli Burama Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Soli Burama Dabo bu dee ca Sédhiou lu ëpp juróom fukki doomi aadama jot nañ leen fa teg loxo gannaaw bu ñu jalgatee couvre-feu bi itamit waa takk der yafane doon ci amal opération gu yaatu jumtukaay yu takko yi tamit jot nañ ko jàppale ci googu lépp gëstu ca Sédhiou dañ ci teewlu Lamine Bayo. La posture qu'il convient de tenir. ngir xeex feebar bu ñuy ne Covid 19 ñu ngi ci commissariat urbain bu Sédhiou léegi liggéey bi tàmbaliku. Avant chaque déploiement sur le terrain dañuy def rassemblement fàttali leen mission bi lii la. nii ngeen ko war a doxalee ba mu mucc ayib et que chaque fois aussi bu ñuy jógee ko sur le terrain ñëw dañuy dem def débriefing ñu wax ñu lan yan problème leen jànk. opération yi ma leen jot a def ay moto ñuy jàpp ak ay oto. lu ñuy jàpp si ay nit ak si ay moto si ay oto bëri na léegi bu mu ko doon xayma rek on a jàpp nañ lu war toll si juróom fukki nit ak juróom te am na si ñi nga xamante ne bàyyi nañ leen après par la suite ñi nga xamante ne bokkuñ ci compte bi donc lu ñu mën a jàpp daal depuis ñu démarré kii bi opération yi juróom fukki nit ak juróom wala lu ko ëpp sax interpellé nañ leen. la majeure partie bi yëpp ci violation couvre-feu bi la majeure partie bi violation couvre-feu bi la booy xool durant la nuit ci journée bi ay rassemblement la.
ginnaaw ñi nga xamante ñooy policiers nekk ci région Sédhiou ñi ngi ñaan askan wi nañ leen tee ni ay mbokk waaye nekkuñu ay noon ndegam liggéey bu ñuy def liggéey bi nguur gi moo leen ko sant. Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. Lamine Bayo ñu ngi koy jaajëfal ca Sédhiou la ñuy bàyyeekoo dem ca diwaanu Matam foofee nag mool yafane jaaxle nañu lool ndax ba léegi dex gañu yaakaaroon ngir mun fa am jën moo jafe ndax fu réew mi toll ak couvre-feu beeg état d'urgence beeg waxtu gañu waroon a dem nappi ji loole mënatul nekk ci jamono ji ñu toll ca Matam la ñu jëm fekk fa Amadou Issa Kane. yëngu-yëngu ci wàllu napp gi am na ay jafe-jafe lool fii ci diwaan bu Matam li ko waral daal mooy que bi Covid 19 bi amee ba léegi mënatuñu am jën ci dexu Matam bi nappkat yi daal nee nañu daal ko fu mu toll ni gouvernement bu Macky Sall war na leen wàllu balaa nag mbir mi di gën di jéggi dayo Moussa Bala Gueye moom nappkat la fii ci diwaan bu Matam nee daal que dex bi dundalatul dara ci balu yi. ñun pêcheurs yi sonn nañu ci pêcheur bi lañu dundoon parce que temps boobu soo jàppee doomu pêcheur soo waxee kaay dugg école papam du nangu parce que boobu tax fuloo bi dafa neex soo nekkee ci dëkk bi 2 jours 3 jours soo ñëwee da ngay am 100 000 150 000 200 000 xaalis temps boobu mais léegi nag nga yëngoo ci fuloo ci dex nga fanaan ci dex soo ñëwee doo am ndawal il faut nga doo tourné ci nga dem marché nga jënd yaay buy. Daay Fall moom ci balo la fii ci Subalo nee daal ko gouvernement bu Macky Sall war na leen wàllu balaa nag mbir mi di gën di jéggi dayoo. ci loolu la dañuy ñaan ngir yàlla ak yonent bi ñu dimbalante ñun ñëpp parce que ñun ay jaaykat lañu. instant bi nii ñu ngi tuuti sax mais tuuti yi mënul téye kenn parce que fi ngay liggéey suba ba ngoon nga lekk nga jox sa waa kër ñu lekk foofu noonu kenn su ñëwee mu ne la fayal lii fooy amee xaalis bi pour que liggéeyoo. njiitu service régional pêche bu Matam Toumane Maki Mané moom daal nee na fu mu toll nii gouvernement bu Macky Sall am na ab programme boo xamante ni mu ngi jagleel béy nappkat yi moo tax daal mu ngi nee na daal du yàgg dara gouvernement bi taxawal programme boobu ngir nag gën a jàppale nappkat yi. Mais il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours de réalisation. Il y a des complexes frigorifiques, des marchés aux poissons de Ourossogui, il y a les fermes piscicoles de Falo Bogal. jamono yooyu nag nappkat yi Matam ñoom sonn nañu lool ba jéggi dayoo lenn rek la ñuy soxla gouvernement bi jàppal leen balaa nag lambaay di ngeen di ñaaw ndaxte bu ñu yeewoo diggante 8 heures ba 1 heure rek la ñu am pour nag dem napp ji lu ko may daal ñoom li ci des ñu ngi ci biir kër yi rawatina nag ñeneen ñi nga xamante ni ñu napp ci dex bi sax na daal ba ñoom mënatuñu am benn jën fii ci Matam moo tax ñu ngi sàkku rek ndimbal ci gouvernement bu Macky Sall mu fexe daal ba gëstu leen bu baax a baax ndaxte ñoom tubalu yi ci dex bi rek la ñu yaakaar ginnaaw Amadou Issa Kane rajo télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Amadou Issa Kane dañu dem ca SOGEC googule société coow juddu na fa liggéeykat yaa ngi ñaxtu gannaaw bu ñu toogee lu toll ci fukki weer ak juróom-benn yoo xamante ne jotuñu seen payoor seen boolu mu ñu kaay fees na ña ngi cay sàkku ndimbal tukkee ci nguur gi ak fu réew mi toll ci Covid 19 dañ ci teewlu Jibril Gassama mayor seen kàddu àdduna ci micro Mamou Diaby Gassama. ñun li ñuy xool nii dafa niru ni que maanaam jaay doole moo fi nekk. parce que ay borom kër nga liggéey loo leen lu mat 16 mois feeyooloo seen alal vraiment amatuñu lu ñu joxe seen kër amatuñu lu ñu toogee seen biir kër seen jabar yi dem seen sëy yi tas nañu vraiment ngir yàlla war a suuli ñii ñaan kilifa diine yëpp ku ñu dégg ñuy wax ci télé bi ak rajo yi ñuy wax ak waa ji pour mu jox ñu suñu xaalis parce que ñun bëgg nañu toog suñu kër parce que tey am na ñoo xam ne ñu ngi seen biir kër ñun gënuñu leen dañuy ñaan yàlla aussi ñu nit ñu toog suñu biir kër gérer suñu biir njaboot. lii daal la ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñun danoo sonn créé ñu benn histoire xeexuñu ak kenn yoruñu xeer yoruñu ngannaay suñu ngannaay mooy ñëw ci rajo yi ak télé yi pour mën a wax te loolu lañ nekk di def nii loolu daal moo ñu fi indi président Macky nañu déglu bu baax te xam ne ñun ay jeunes lañu ci réew mi lañu bokk te jeunes yi tey ñooy avenir u réew mi tali yi gars yi di daw fii yëpp majeure partie tali yi ñun ñii liggéeykat yi ñoo ko liggéey nan ñu gëstu mu xool ñu te mu wax ak suñu directeur général bi mu fay ñu suñu xaalis. délégué lu ñu jëlee inspection de travail tey bu dee bëgg nga dëgg-dëgg rek te yàlla tax vraiment ñun amatuñu confiance boobu si ñoom te noonu lañ leen ko waxee am na ci seen réunion bii passé délégué bu ko souligné directeur général bi ne ko boo bëggee dëgg-dëgg te yàlla tax ñee di dem ci rajo yi ak télé parce que nguur gi dafa bañ manifestation bi ñooñu tey ñooñu la fi personnel bi bàyyi pour ñuy waxal ci seen kaddu parce que ñun ñi toog nii tey ak yow réunion personnel bi wóolutuñu te loolu mooy dëgg ñun amuñu dara lu leer ci suñu bopp ci ñun liggéeykat yi dara leerul ci suñu bopp léegi nag lu ñu bëgg
mooy Idrissa Diack na xool ci yàlla mu delloo ñu li nga xam ne moom la ñu moom parce que loolu mooy ñun li nga xam ne suñu droit la. ñeneen ñuy ñaxtu mooy jaaykat ya ne ca marché HLM gannaaw bu ñu tëjee seen marché googule ab diir a ngi nii ñu doon am yaakaar ñu ubbiwaat marché bi ngir ñu mun fa daan seen doole loolee nag mu juta sotti démb ñu fippu doon jàmmaarloog takk der ya ne xel xalaatul ñuy seetaan marché ba ñu koy tëj ndax foofee la ñu jëlee seen i koom joxoñ nañ ca baaraamu tuuma maire bu HLM dañ ciy teewlu Moussa Sène. commerçant yi fare ci marché HLM kontaan nañu benn yoon ci seen maire gox ba di Pape Seck moom nag dafa xii rek ni daal di tëj marché bi ginnaaw bu mu ko njëkkoon tëj lu ëpp une semaine ñoom nag maire ba futu la ñu def ci tëj gu bees gi nga xamante ni Pape Seck def na ko di maire commune bii di HLM. xew HLM daf ñu métti trop ñun dañu ñëw fi pour daan suñu doole sàcc ñu yelwaanu ñaan ñu musale maire dara mais centre commercial bi Elisabeth Diouf ñun ñoo ko raxasal suñu bopp ñun ñoo ko defal suñu bopp lépp. Pape Seck pompé wu fi dara raxasul dara lu mu ñoo waxoon defu ci dara ñun nag ak marché bële bokkuñu ba mu ko tëju depuis semaine bële passé te fekk semaine bële tëjoon nañ ko léegi parce que mi ngi toog léegi marché bi def na léegi 18 jours yoo xam ne kenn liggéeyu fi kenn liggéeyul 18 jours ngi ne kenn liggéeyul kenn fayagul location te location dañ ko war a fay parce que mayuñu ko mi ngi ko tëjaat tey la ko tëjaat nii mënuñu tey bu ubbi marché bële ñun ñu tëj ñu mënul nekk parce que instant ñun dañu tëj léegi marché bële ñu ngi liggéey ñun liggéeyuñu loolu teg ko fenn ñun ñëpp a yem parce que ñun dañuy liggéey di fay fii la ñu daane suñu doole fii la ñu dundale suñu njaboot kon nag war nañu respecté jox ñu suñu cër bu mët yile commerçant sax di wax rek jëfu Pape Seck bile dictature lay nirool wala sax yëfu ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. moom police yi ñoo ànd ñëw génne ñi ñëpp tëj leen te marché ba la ñu ngi ne ubbi nañ marché bi lu tax léegi marché ba la dafa am ndey marché bi amul ndey quoi marché HLM 5 bu mag bi ubbi nañu ko ñëpp commerçant yëpp ngi jaay ah mais politique la ah c'est de politique leneen taxu mu def ko parce que bu dee corona nit ñaa ngi ni dajaloo fees dal boo demee kulaar yi mbedd yëpp nit ñaa ngi dajaloo fees dal mais na xool li muy def. ñuy wax maire bi rek mu tijji marché bi ndax ñu mën a wéyalaat seen activité. dañu bëgg mu ubbi marché yëpp mu yemal marché yëpp na ko ubbi. mais nañu ubbi nit ñi liggéey parce que atelier boo dem par 2 personnes ñoo fa nekk atelier boo dem par 2 personnes ñoo fa nekk. pour ne dañuy dem ba fu ñu mooy yoon may ñu jël ko. yile commerçant nag fare ca marché HLM di woo seen maire mu deltu ginnaaw ci décision bu mu jël. tax ñu wax bu ko deful dina mujj foo xamante ni moom sax maire bi du ko neex. ci ndimbal gi nguur gi yëkkati ngir jagleel ko askan wi taxaw leen ci waxtu gi ñu toll ak coronavirus bi koppar googule ak itamit lu ñeel ndimbal ga muy ceeb gi coow juddu na ca ay commerçant ya ñu ne moom lañ leen ko jox ñu war ko yëggee askan wi nañu defee marché ba ak appel d'offre ya ca waroon a am yëpp daanaka leerul ci xelu askan wi bu ñu sukkandikoo ci ay économiste xamle nañ ko ci reportage yu Mamou Diaby Gassama. ñàkkum fësal marché ba nga xamante ne ñu war a dugal seen loxo ci wàllu dund ba nga xamante ne sax moom lañ jagleel askan wi nag indi na ab coow fii ci Sénégal naka noonu sax docteur Mor Gassama xam-xama màcc lool ci lépp lu aajo wàllu koom nee na jot na gouvernement du Sénégal itteel li di transparence maanaam na lépp set wecc waaye tamit mu ngi leen di sàkku ñu liggéey bu baax a baax. booy wax transparence moom donc war dund rek warul nekk slogan simplement dafa war na xam ne nga koy vivre au quotidien maanaam waroo sax xaar ba nit ñi wax. ba coow jëkk nga doog a mettre les choses sur la place publique normalement dañ ko war a xam yooyu yëpp bokk na ci luy calme mais aussi luy dolli confiance voilà procédure d'urgence la nit gagné na marché bi bon wala affecté nañ ko marché bu bopp coow am na ci donc dans les jours à venir peut-être dañuy ci gën a apporter ay précisions mais daal li wóor ba leer mooy ne crise la bañ lañuy traversé ba xamante ni bii lu nit war a ñaaw daal mooy bu ci kenn profité pour enrichir ay nit loolu moom du lu rafet mukk. mbas mi di Covid-19 day wone rek ni lu bëri des na ngir nguuru ko Sénégal jot ci bébét ba nga xamante ne moom la jot a tracé moo di autosuffisance alimentaire. ci mbiru ceeb bi moom li ci war a gën a métti ñëpp mooy le fait que nga xam ne da nga importe ceeb maanaam da nga koy jëndi jéggaani bitim réew ñëw pour joxe ko voilà parce que amoon na ci benn plan bu président lancé woon fii en 2015 pour l'autosuffisance alimentaire en riz en 2017 weesu lañ ko depuis ñetti at ba léegi atteindre gun ko te jéego yuñ ci def je pense que demeewul noonu parce que bu doon couverture besoin yi sore na yenn sore waaye kon yenn quantité duñ ko importer ba léegi ça veut dire encore une fois même booy communiquer population bi aussi laaj na nga leen wax li am c'est très important.
naka noonu sax la nga xamante ne moom mooy dette africaine FMI daal na jël ab ndogal moo di ne rek wàññi lii di bor ba nga xamante ne moom la réew yu dool yi am Sénégal nag bokk na ci réew yooyu lee ndaxte jot na lu tolloog 440 millions de dollars li mel nag dana fàtt lu bëri ci jamono crise bi. allègement de la dette moom bu ñëwee rek dana permettre nga souffler un peu maanaam li nga xam ne da nga ko doon jël di ko dugal ci mbiru ci bor bi wala ci service de la dette da nga koy jël affecté ci dans d'autres secteurs dina permettre ñu souffler un tout petit peu voilà maintenant bu ñu allégé am na solo wante na aussi koom mi fi ñu koy dugal mu ëpp solo encore. ci jamono ba nga xamante ne àdduna wërgal këpp di wax lii di crise sanitaire ak économique ñenn ci Sénégalais yi nag am nañ ab tiitange ni mën na am coronavirus bi nag mujjee doon corona business loolu waral sax ñi ngi ñaax ñi ngànk nguuru ko Sénégal ñu xoolaat seen taxawaay bu baax a baax. mangoog mbokk yi ci noonu ñu yegg ak yéen ci xëtu yéen dal leen ak jàmm yéen kaay pa xeendoo tey ci coow li juddu ci njëndum ceeb beeg seddaleem ceeb ji di ndimbal gi nguur gi yëkkati ngir jébal ko askan wi Walf Quotidien am nu njortu ne deal moo ci la xasu maanaam business gu takkoo takku moo ci am bu ñu sukkandiko ci Alla Dieng bu Unacois Yeesal mi xëy dar gémmiñam ci li xew marché gu toll ni ci wàllu ceeb nguur gi amal ko ci anam yu dëppoowul ak yoon maanaam ci yaama neex di marché gré à gré Alla Dieng buñ ko xayma toll na ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar ñu fab ko dal di ko dénk ñaari société muy Afrique Enco ak Avanti te ñaari société yile kenn rek moo leen moom lam ca gañe toll na ci fukki milliards ak ñett ci biir yéenekaay bi Alla Dieng neexul ba neexul waaye mbir yi njuuj njaaj am na ci ana lu am ci ceeb googule ci biir yéenekaay bi di laas mi xëyee Mansour Faye mañ ca tudd yéenekaay bi ne mooy cas suspect moom la ñu bari njortu ne loxoom génnu ci Birame Seck bu Forum Civil ay kàddoom ci biir yéenekaay bi marché ceeb gi bu nguur gi fab jox ko Rayin HM ne bettu ko benn yoon Birame Seck ne njortoon na ko na nguur gi doxale ci njëndum ceeb gi ba ca séddaleem ga ak woto ya ko war a yóbbu ba askan wi muñ cee jot amul lenn lu ca jaar yoon Birame Seck bu Forum Civil lay wax keneen ku ci àddu di góor a xuma mettit lu lool li xew mi gis ne bu weesoo Diop si am na yeneen woy politique yi ci làqu ngir bëgg cee am xaalis góor a xuma ne te marché googu ñu jox Diop si ci wotoy war a yóbbu ceeb googule ci askan wi nañ ko doxalee dëppawul ak yoon kii di Moustapha Tall yàgg di yëngu ci wàllub ceeb daal di leeral ci biir yéenekaay bi ne kenn yëgalu leen appel d'offre ne dañoo yeewu rek dégg ne ceeb gi am na ñuñ ko jox war ko yóbbu ci askan wi Moustapha Tall ne li bokk na ci li ko jaaxal lool Alioune Tine ay kàddoom ci biir yéenekaay bi ne li xew ci wàllu ceeb gi moo raw coronavirus Alioune Tine ne waaye tey fab nañu lépp jox ko kenn di Mansour Faye di goro ci njiit réew mi Macky Sall Dakar Times ne Mansour Faye mile loxoom génnul ci ceeb gi ak coow gam ci àndal am ñu jóg di ñaxtu ne nam ko doxalee dëppoowul ak yoon yéenekaay bi di Le Quotidien taxaw ci programme googule jëm ci taxaw askan wi ba ñu mun a jot seen dund yéenekaay bi ne te moo ne de ay bailleur la ñu gisoon maanaam moo dina ñu jëloon xaalis jox ko askan wi Le Quotidien ne waaye nguur gi àndul ci googule xalaat maanaam jëfewu ko leneen lu yéenekaay bi jot a leeral bokk na ci ba ñu tàmbalee joxe dund gi ba tey joxe gum nañu lu toll ci fukki junniy tonnes ci biir yéenekaay bi di L'Évidence waa société civile joxe ci seen xalaat gis ne coow li ne cobboy ci wàllu ceeb gi bokk na ci li mun a xajamal kóolute gi doxoon ci diggante nguur gi ak askan wi waa Grand Place xëy ak ñi ñuy tudd ci marché yu bëri yéenekaay bi ne bu dee ci wàllu ceeb gi député Diop Sy lañ ca tudd ak ay bennam góor a xuma ay kàddoom ci waa Grand Place daal di fàttali ne Diop Sy mile du ab transporteur warutoon a gagné marché bi waa Grand Place ne beneen marché ngi ni jur na coow te mu ñeel gel hydroalcoolique yi yéenekaay bi ne googule marché tudd nañ ca Youssou Ndour ne moo ko gagné l'exclusive ne ci waxtu wi le ña ngay pàccoo mbir yi jëm ci lii di Covid-19 yéenekaay bi ne bile virus business dugg na ca am nañu ci wut koppar ci ndoddu askan wi ci anam yu gaaw a gaaw maanaam fast track gañ ca jiital doon lu jaaxal lool yéenekaay bi di l'exclusive ne lu ko dalee ci Mansour Faye ba ci député Diop Sy tudd nañ leen ci wàllu ceeb gi bu dee kii di Youssou Ndour tudd nañ ko ci marché produit hydroalcoolique ne moom la ko état jox ay kàddoom ci biir yéenekaay bi Youssou Ndour weddi na ci saasi ne mosu ca laale dàqul sax ba kalaame mbir yi ci yoon yéenekaay bi di Source A ne bu weesoo coronavirus am na beneen coronavirus gu feeñ ca ADS di agence des aéroports du Sénégal yéenekaay bi ne ci waxtu gi Sénégal ne ci jafe-jafe ndax Covid-19 terewul te ADS ñu ngi fay recruter ci anam yu dëppawul ak yoon yéenekaay bi ne yàggul dara kii di Cheikh Sadibou Mbaye di borom këru ministre Néné Fatoumata Tall moom Cheikh Sadibou Mbaye dugal nañ ko ca ADS dem na ba yegg ca catégorie E am salaire gu jéggi dayoo yéenekaay bi ne ba ci Pape Gueye di goro ci ministre Diène Farba Sarr ak Medoune Sarr di doom ci Alioune Sarr njiital CNG ñoom ñaar ñile am nañu départ négocié ca lim ak AIBD Souma gañu ne woon ñu fay leen ci ay millions yu bëri laata ñu leen di jëlaat ca ADS bu Pape Mayel Diop jot naa weddi yooyu le xibaar daal di fàttali ne ñañ fa jël ci ADS ci anam yu jaar yoon lañ fa duggee yéenekaay bi di Les Échos xëy dugg ci ndajeb conseil des ministres ga woon démb fa la njiitu réew bi Macky Sall yëkkatee kàddoom daal di jël matuwaay ci locataires yi bokk na ci ñi nga xamante ne dañ leen a waroon a génne njiitu réew bi Macky Sall ne loolee nañ ko tegandi ci suuf ba jëmi jamono yéenekaay bi ne beneen matuwaay ga mu jël jëm ci wàllu banque yi ña fa amee prêt te war koo fay
banque yi mun leen ko oyofal yéene kaabidi 24 heures ne coronavirus génnagul ca banlieue bu Ndakaaru ma nga ca yëmbal ndax ci diir gu gàtt jot nañ fa nemmeeku lu toll ci fukki doomi aadama ak ñett yu ko fi am vox populi ne ci xayma ci Ndakaaru lu toll ci téeméeri doomi aadama ak juróom fukk ak ñeent am nañu coronavirus bu dee ca Ziguinchor lu toll ci ñetti doomi aadama ñoo ko fa am waaye ci ñooñee am na cas communautaire maanaam am na ku fa am coronavirus te xamul fu mu ko jëlee kookee toll ci juróom benn fukkat ak ñett dëkk ca quartier Lindiane ca Ziguinchor yéen kaabidi Les Échos bu weesoo Ziguinchor mbir yaa ngi gën di jafe ci Ndakaaru ak Louga ñaari gox yi le ñu ngi ci zone rouge muy Dakar ak Louga coronavirus gaa nga fa yéen cabinet ba tax na nguur gi jël na dogal puusandi lii di tëjum frontières yi boo fanweeri fan ak benn ci weeru mai tribune lu jëm ci xeexum covid-19 tax na ci waxtu wi le ber nañu maanaam confiné nañu lu toll ci ñetti junniy doomi aadama ngir mun leen a saytu ndax am nañu coronavirus am déet kabidi l'observateur ne lu doy waar a ci am ci bile feebar am ñu njortoon ne mag ñi ñoom lay daaneel waaye ci jamono ji am na ci ñetti liir kenn kaa nga toll ci ñaari at ka ca des ñetti at ka leen ñetteel toll ci juróomi at ñoom ñépp am nañu coronavirus libération xëy sampab laaj ndax daañu yegg ci confinement total am déet professeur Seydi ay kàddoom ci biir yéenekaay bi ne lu mun a nekk la ne bu fekkee ne cas communautaire yi amul lu ca wàññeeku leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi moom professeur Seydi ne bu sañoon ñu mun fee daganal masque yi maanaam kenn kuy génn yor sa masque yéenekaay bi di enquête xëy di ñu enquêtal ci njuree fi tukkee ci covid-19 te mu ñeel musique bi yéen cabinet artistes yu bëri mënatuñoo jëfe seen métier ndax coronavirus Mamadou Koné di manager bu Ramdan xam le ne ñu ngi ci daj lu metti ci ay contrat ya ñu dakkal ak billet d'avion ya ñu jëndoon ba noppi te mënatuñoo tukki Mamadou Koné ne bu dee Wally Seck lu mu ko yàqal ci diir gu gàtt bile coronavirus lu mu ko xañ toll na ci ñetti téeméeri million Matar Diop di manager bu Pape Diouf xam ne ne ndajeeb grand bége gañu dàq ba jëmi jamono la mu ñàkkaloo Pape Diouf toll na ci juróom fukki million enquête xëy jox kàddu kuréel gi boot géwél ya ne ca Thiès yi xam le ne seen liggéey doxatul ndax xew amatul mënatuñoo dem fenn ba tax ñu ngi woote wàllu ci nguur gi ci biir yéene kaabi Walf Quotidien docteur Omar Ba mi jiite kuréel gi xeex cigarette ankaafu tuxkat yi ci jamono coronavirus bi le docteur Omar Ba ne lii di cigarette bokk na ci li dooleel contamination communautaire maanaam ñaay am coronavirus te xamuñu fuñ ko jëlee docteur Omar Ba ne ci jamono ji tuxkatu cigarette yi wala chicha nañu def ndànk te xam ne coronavirus bi yab na leen lool. mbokk yi yem ak ñu jeexale xibaaru digg bëccëg yi ci baatu askan wi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ak ànd beeg baatu askan wi ñu gontoog jàmm ak programme Walfadjri TV yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.